أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. صدق الله ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، ginnaaw bi ñu sant Yàlla julli ci Yonent bi alayhi salaatu wassalaam, ñu ngi woon ba tey ci aljaami as-saxiix wa amirul mu'miniin abu abdullah muhammad ibn ismail al buxaari alayhi rahmatu wa ridwaanul baari. ci sunu jotaay bi weesu gisoon nañ ci baabu salaatul kusuufi jamaa, julli gi nga xamante ne moom lañuy julli bu ñu jàppee jant bi def ko ci mbooloo. ñu gisoon ci li nga xam ne seydna abdullah ibn abbas radiyallahu taala anhuma defoon na ko ci keruk wala ci mbaaru zamzam ba, ak naka noonu doomam imam ali ibn abdullah ibn abbas radiyallahu taala anhum nga xam ne seydna ali lañ ko tuddee te mu gane àdduna ci bis bi mu génn àdduna ñu koy dàqante la tamit abul xasan comme moom. naka noonu seydna abdullah ibn umar ibn al-khattabi radiyallahu taala anhuma moom itam ñoom ñëpp kenn ku ci nekk jullee na mbooloo. naka noonu gis nañ ci xadiis seydna abdullah ibn abbas bi radiyallahu taala anhuma bi nga xamante ne moom la doon wax di nettali julli gi yenante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jullee ñi nga xamante ne moom jiital gi mu jiite jullit ñi ñu jullee li nga xam ne moom mooy julli jàpp jant bi. gisoon nañ ci baabu salaati nisaa ma'a rijaali fil kusuuf, bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ci julli gi jigéen ñi di jullee di ànd ak góor ñi ci julli guñ jàppee jant bi. maanaam ñoom itam dañuy taxaw ci ginnaaw comme ni nga xamante ne rek noonu lañ koy defee ci mboolem yeneen julli yi. ñu gisoon ci xadiis sayyidat asma bint abu bakar radiyallahu taala anha bi nga xamante ne ci la ñëw fekk jigéen ñi di julli ànd ak gën ci ginnaaw góor ñi, muy laaj sayyidat Aisha radiyallahu taala anha ana lan moom moo xew. mu junj ko ci kaw joxoon ko ne ko di ko wat ne ko daal jant bi lañu jàpp. naka noonu gisoon nañ ci baabu man ahabbal ataaqata fi kusuufi shams,
buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ci sopp ki maanaam ni ka nga xamante ne moom moo sopp ak ak goreel jaam ci maanaam bu ñu jàppee jant bi naka noonu gisu maanaam ci loolu gisoon nañ xadis sayyidat Asma bi ba tey radiyallahu taala anha bi nga xamante ne moom la doon wax naan laqad amara nabiyu sallallahu alayhi wa sallam bil ataqati fi kusufi shams maanaam ñu dëgg-dëgg yenente bi alayhi salaatu wassalaam dafa digle maanaam ci ñu goreel ñuy goreel jaam ci bu ñu jàppee jant bi bii amru bi maanaam li nga xamante ne moom la wax rek maanaam nadd bu la maanaam ne dañ koo sopp waaye nekkut loo xamante ne dafa war bunt beneen bi nga xamante ne gisoon nañ ko mooy baabu salaatul kusuufi fil masjid bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ne julli ne def na ko def maanaam mooy julli bu ñu jàppee jant bi dañ koy def ci jàkka ji wala jumaa ji te loolu ñu ngi koy gise ci xadis sayyidat Aïcha bi radiyallahu taala anha bi nga xamante ne ci la ko doon nettali maanaam muy xadis boobu nga xam ne gisoon nañ ko gisati ko gisoon nañ tamit baabu laa tankasifu shams li mawti ahadin wala li xayaate bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ne deewu nit du maanaam du ñu jàpp jant bi ngir deewu kenn naka noonu du caagin ak dundam gisoon nañ ne maanaam mu indi ay saxaaba radiyallahu anhum si ak seeni tur ñoo xamante ne ñoom solo woon nañ ko ci li nga xamante ne gis nañu xadis yooyu muy bu Seydina Abu Bakar bi abu Seydina al-Mughira ibn Shu'ba bu Seydina Abu Musa al-Ash'ari bu Seydina Abdullah ibn Abbas bu Seydina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhum gisoon nañ ci xadis Seydina Abu Mas'ud al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu nga xam ne dafay wax ne yonent yàlla bi alayhi salaatu wassalaam dafa wax ne ash-shamsu wal qamaru la yankasifaani li mawti ahadin wala li xayaatihi walakinnahuma ayataani min ayati llahi fa ida raaytumuhuma fa sallu jant bi ak weer wi duñu leen di jàpp ngir génn àdduna kenn du caageen dundam kon waaye nag ñoom ñii ay aaya lañ ci aaya yàlla yi soo leen gisee rek ñoom ñaar ñii na ngeen julli loolu tamit gisoon nañ ci xadis sayyidat Aïcha bi radiyallahu taala anha bi nga xamante ne ci lañu jàppee jant bi mu nettali ko mu daal di wax tamit ne inna yenent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy xutba ci moom jamono jooju dafa ne inna shamsa wal qamara laa yaxsifaani li mawti ahadin wala li xayaatihi walakinnahuma ayataani min ayati llahi yurihima ibada fa ida raaytum dhalika fafza'u ila salaa ne jant bi naka jant bi ak weer wi duñu leen jàpp ngir génn àdduna kenn du caagi nag dundam waaye ñoom ñaar ñi ay aaya lañ ci aaya yàlla yoo xamante ne borom bi subhaanahu wa taala daf koy woon jaamam yi soo leen gisee loolu nag kon na ngeen daal di daw làqatu ngeen daw ci kaw julli ngeen làqatu ci julli kon loolu mooy li nga xamante ne gisoon nañ ko ci suñ jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna léegi imam al Buxaari alayhi rahmatu wa ridwanul baari daanni baabu zikri fil kusuufi baabu buntu ak zikr tudd gi nga xamante ne moom la ñuy tudd yàlla fi zikri ci li nga xamante ne moom maanaam fil kusuufi ci sababu bu ñu jàppee jant bi maanaam moom mooy ne su fekkente ne dañoo jàpp jant bi bokk na ci tegg ni nga xamante ne moom moo ci nekk moom mooy ñuy sikar maanaam di tudd borom bi subhaanahu wa taala rawatina su fekkente ne dañoo julli ba pare te fekk di mbir maanaam wuññeekuwul boobaa mu bokk ci yi nga xamante ne moom la ñuy def moom mooy tudd yàlla bokk na tamit ci li nga xamante ne moom la ñuy def bu dee dañuy tudd yàlla mooy su fekkente ne waxtu wi ci li ëpp ci borom xam-xam yi comme niñ ko gisee woon su fekkee mote moom mooy li ëpp ci mooy waxu fuqaha o xanafiya yi ak maliki yi ak li nga xamante ne moom mooy lu bari ci wala lu ëpp ci xanaa bi lay rahmatullah alayhim mooy su fekkente ne waxtu wi dafa tombe ak jant bi nga xamante ne maanaam dafa tombe ak waxtu wi nga xamante ne waxtu woowu dañ koy tere ku ci naafila bu boobaa su fekkente ne jamono jooju la amee bu boobaa ni nga xamante ne moom la ñuy def moom mooy dañuy dajaloo waaye dañuy zikkar dañuy tudd yàlla dañuy def ay istighfar comme ni nga xamante ne noonu lañ koy gisee ci xadis bi nga xamante ne moom la ñuy gis muy xadis sayyidina Abu Musa al-Ash'ari bi radiyallahu ta'ala anhu naka noonu gisoon mu ne rawaahu loolu nag soloo na ko maanaam moom mooy ni dañuy zikkar ci salaatul kusuuf rawaahu soloo na ko ibnu abbas mooy sayyidina abdullahi ibnu abbas ibnu abdul muttalib radiyallahu ta'ala anhuma xadisam boobu moom romboon nañ ko ci baabu salaatul kusuufi jamaa
fi nga xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko naka noonu maanaam léegi nag muy indi nii xadis bi nga xamante ne moom mooy xadis Seydina Abdullahi ibn Seydina Abu Musa al Ashari radiyallahu taala anhu mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaabi lay xaddasanaa Muhammad ibn al Ala te moom mooy al-Hamadani Muhammad ibn al Ala ibn Kurayb muy Abu Kurayb al Kufi mu génn àdduna 247e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci juróom-ñeent ñi nga xamante ne waa asxaabu kutubu sitta ñoom ñëpp dañoo solo ay maam seen sëriñ la ñoom ñëpp ñu solo ci téere yi ci moom maanaam si ay xadisam ci seen téere yi mu ne qaala xaddasanaa Abu Usaama te moom mooy Hammaad ibnu Usaama ibnu Zayd al-Qurashi mu ne an Burayd ibnu Abdullahi muy Burayd ibnu Abdullah ibnu Abi Burdata ibnu Abi Musa al-Ash'ari maanaam nekk sëtaatu Seydina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu taala anhu dàqantaram nekk Abu Burda comme maamam mu ne an Abi Burda muy Abu Burda bi nga xamante ne moom mooy doomu Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu taala anhu moom mus gën a siiwee ci loolu nekkoon qaadi ca Kuufa moom mu ne an Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu mooy al-Ash'ari muy Abdullah ibn Qays al-Ash'ari radiyallahu taala anhu di saxaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala moom nee na xasafat jàppoon nañu muuru woon na ash-shamsu jant bi fa qaama mu daal di taxaw annabi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallama fazi'an di aji daw di aji gaawtu yaxsha di ay mbirum nekk aji ragal an takuna ci mu nekk as-saa maanaam yawmal qiyaamati mooy saa mooy àdduna bu tukki maanaam loolu tamit lu yéeme la loo xamante ne borom bi subhaanahu wa taala maanaam xam gi ko Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam loolu daf koy waral comme li alquran wax ne laa ta'tiikum illaa baxta du leen dikkee lu dul ci mbetteel loolu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko doon bàyyi xel loolu moom moo tax bi mu gisee loolu maanaam mbir mi nekk loo xamante ne daf koy fàttali bisub taxawaay bi naka noonu loolu mandarga la buy wane ne bisub taxawaay bi loolu mooy am maanaam mooy éclipse bu total boobu moom mooy am bu comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala bi mu naan hal yaqulu xasafati shams aw kasafat maanaam ba bari daan di wax ne qaala allahu taala wa xasafal qamar maanaam kon loolu tamit moom mooy ne day lëndëm loolu tamit daan ci ñëwaat insha allahu taala gisoon nañ tamit ne loolu moom mooy tamit li nga xam ne moom mooy li ko lëkkale ak ñaan gi ñuy ñaan di muslu ci mbugalu bàmmeel ngir lëndamaay gi nga xamante ne moom la ñu bokk ak yu mel noonu loolu yépp gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna maanaam loolu tamit dañuy gis ne borom bi subhaanahu wa taala maanaam li nga xamante ne moom mooy gisoon nañ tamit ne maanaam bi xawlu nabi sallallahu alayhi wa sallam ne yuxawwifu llaahu biha ibada maanaam ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne maanaam daf ciy borom bi subhaanahu wa taala daf ciy xëbal ay jaamam maanaam ñu gis ne tamit xëbal googu mooy fàttali gi mu leen di fàttali na yawmal qiyaamati mi ngi ñëw loolu yépp kon mun bokk li nga xamante ne moom mooy kon lu ay mbir yépp yoo xam ne yoo leen di lëkkale jëf ji nga xam ne moom la Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def maanaam ak nii nga xam ne noonu la ko saxaaba bi waxe radiyallahu taala anhu day leeral mboole mbir yooyu yépp ñu doon wax mu ne fa ataa ba mu dikkee moom Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam almasjida jumaa ji jàkka ji fa salla mu daal di julli bi atwali qiyaamin ci gën jaa guddi taxaw wa ruku'an ak gën jaa guddi ruku' wa sujudin ak gën jaa guddi sujud yoo xam ne ra'aytuhu gis naa ko qattu mukk yaf'aluhu mu di ko def maanaam la ma ko mës a gis yépp mu def ko bii mooy julli gi ma mës a gi ma gis mu gën a yàgg ci taxawaay naka noonu mu gën a yàgg ci ruku' naka noonu mu gën a yàgg ci sujud ci loolu ci la ñuy xamee ni toogaay yi bokkul ci guddaay yi maanaam yi nga xamante ne ñoom ñooy gudd loolu toogaay yi bokku ci wa qaala moom Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di wax nag ne haadihi l ayaatu yii de ay mandarga la ay aaya la allati yi nga xamante ne yursulu dana ko yabal allahu bur yàlla moom kon bu boobaa ñu daal di gis ne ay aaya la yoo xam ne yàlla daf koy daal di yabal maanaam bu boobaa ñu daal di gis lu tax moom mooy ne comme ni alquran wax wa ma nursilu bil ayaati illa taxwiifa maanaam du ñu yabal ay aaya lu dul maanaam mu nekk loo xam ne ay mandarga
maanaam yooyu noonu nga xam ne day tiitalaate maanaam day nekk loo xamante ne duy faral di am mais day di am léeg-léeg maanaam loolu yëpp defuñu ko lu dul ngir ragal léegi bu fekkente ne da nga waaw lëndëmaay googu noonu nga xamante ne moom moo nekk ci jant bi ak ci weer bi ana naka lay ragal loowee nit ñi bu boobaa dañ naan la te maanaam te nga ni te mbir mi de toute façon mbir bu naturel la loolu bu boobaa am na tontu mooy ne yëngatu gi suuf si yëngatu loolu tamit lu nu mën a calculer la xam ko muy yëngatu naka noonu ngelaw lu foor yi wala yenn taw yi nga xamante ne day yàq lu bari yooyu yëpp ay mbir la yu ñuy yëg di ko mën a xam te pourtant dañ koy day xëbalaate maanaam dalay delloo wàcc sa borom loolu lañ ci namm maanaam xëbalaate gi nammuñu ci ne mbir mi day xew rek ngir ne dafa am ak alkane gu ci nekk déedéet liñ ci namm moom mooy ne daf laa war a delloo wàcc sa borom subhaanahu wa taala te maadaama delloo ci sa borom bi subhaanahu wa taala ci gis ni ngay gisaate ak ni ngay xalaataate ak loolu mu lay fàttaliwaat ne borom bi subhaanahu wa taala mi ngi lay wan boppam ne la am na beneen volet bi mooy jalaal bi loolu noonu rek moom loolu lañ ci namm te loolu yooyu yii ñu tudd yépp dañ koy def kon foofu loolu ñoom ñoo ko nuroo mu ne laa takunu kon yii du am li mawti ngir deewu ahadin kenn wala li xayaati yi du caageen ak dundam walakin waaye yu xaw fu day xëbale allahu buri yàlla bihi ci moom ibadahu ay jaamami fa iza ra'aytum kon soo leen gisee shay'an dara min zalika ci loolu yépp fafza'u na ngeen daal di daw làqat ila zikrihi ci di ko tudd wa du'aa'ihi ak te zikar bu boobaa day daal di dugg julli mën na cee làqu maanaam naka noonu mboolem yeneen mbir yi comme fas'aw ila zikrillahi wa zarul bay' maanaam loolu zikar boobu julli daf ci daal di duggaale muy julli àjjuma ji naka noonu fii tamit zikar dafay daal di duggaale te borom bi subhaanahu wa taala dafay daal di melal maanaam ne zikar maanaam moo ëmb julli wala boog julli boog moo ëmb zikar comme ni nga xam ne noonu lay waxe ne wa aqimis salata li zikri maanaam na ngay taxawal julli ngir zikar bi nga xam ne moom ngay delluwaat ci man naka noonu bi mu naan inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar daf ni wala zikrullahi akbar te maanaam di wax ci julli ne day tere ñi nga xamante ne ñoom ñooy tanha anil fahsha'i ci njombuteef yi wal munkar ak yu ñu sib yi wala zikrullah waaye nag zikr maanaam tudd gi ñuy tudd yàlla loolu akbar moo gën a màgg jëmmi maanaam julli gi nga xamante ne moom mooy li ci biti nii rek ci julli gi maanaam ne ci biir julli googu lu fekk nga ciy fàttaliku yàlla di ci tudd yàlla loolu moom moo gën a màgg jëmmi julli googu noonu nga xam ne amul zikar boobu maanaam kon fii lim ci nam maanaam moom bu boobaa baatu ila zikrillahi ila zikrihi li muy tekke mooy ne sooy julli googu na nga ciy fàttaliku yàlla maanaam ci biir julli gi ngir ne yàlla mi ngi lay xëbal kon nag delluwaatal ci yàlla nga toroxlu ci moom loolu la zikar bi di topp maanaam tegtalewul nañ dem julli rek ñu daal di kàbbar bu ko defee mu nekk benn mbir boo xam ne routine la déedéet dafa war a nekk loo xamante ne dafa war a am esprit ci ginnaaw ruux boobu nag mooy lan moom mooy fàttaliku ne tudd yàlla wa du'aa'ihi ak ñaan gi nga koy ñaan te ñaan da ngay delluwaat ci yàlla comme li nga xamante ne moom la yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ad-du'aa huwa al-ibaada maanaam ñaan ci jëmmi boppam mooy jëmmi jaamu yàlla maanaam comme ni nga xamante ne noonu la ko alquran waxe ma wa qaala rabbukum ud'uuni astajib lakum ba pare daal ci teg ne innal ladhina yastakbiruuna an ibadati maanaam sayadkhuluuna jahannama daaxirin muy tegtale rek kon ad-du'aa moom mooy al ibada maanaam mooy jaamu yàlla wastighfaarihi ak sàkk ko njéggal te loolu mooy li yenent bi sallallahu alayhi wa sallam li ko yàlla mujjee digal mooy fa sabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu maanaam nga sàkku njéggal borom bi subhaanahu wa taala te delluwaat ci moom ak koo mën a doon ak loo mën a am ak noo mën a mel maanaam na nga xamante ne maanaam borom bi subhaanahu wa taala dangay soxla ak jéggalam lii moom mooy lii nga xamante ne kon moom moo nekk ci suñu xadis bi imam al Bukhari fii rek la ko indi imam Muslim indi na ko 912 imam an-Nasa'i indi na ko xadis numéro 1503 ñoom ñii rek ñoom ñoo ko indi ci waa asxaabu kutubu sitta kon gis na imam al Bukhari imam Muslim ak imam an-Nasa'i ñoo ko indi te kenn ku nekk ci ñoom ba mu ko indee maanaam daf ko indi benn yoon rek la ko indi te amma imam Abu Dawud ak imam at-Tirmidhi ak imam Ibn Maaja ñoom ñëpp kenn indi wu ci ko ci rahimallahu jamii mu ne baabu du'a fil xusuufi loolu tamit gisoon nañ ko léegi maanaam ci buntu bi mooy baabu buntu ak du'a ñaan bi nga xamante ne moom la ñu ñaan fil xusuufi ci bu ñu jàppee jant bi amma li nga xamante ne moom moo nekk ci riwaayat Karima ak Abul Waqt ñoom baabu ak du'a fil xusuufi moom moo nekk ci seen nusax yi maanaam fil xusuufi moo ci nekk
ñeneen ñi ci des ñoom ñoo am baabu duwaay fil kusuufi maanaam bu boobaa gisoon nañu tekkantal bi nga xam ne moo nekkoon ci diggante alxusuuf ak alkusuuf fi nga xam te ne ci lañ tolloon ci buntu bi nga xam ne moom moo doon leeral loolu wallahi alhamdu wal minna gis mu ne qaalahu wax na ko abu muusa mooy seydna abu muusa al ashari radiallahu taala mooy xadis bi ñu romb léegi wa aisha mooy ummul muminina radiallahu taala anhuma an nabii sallallahu alayhi wa sallam mu jële ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te xadis boobu itam romb nañ ko mooy xadis sayyidat aisha bi radiallahu taala anha boobu tamit romboon nañ ko mu ne qaala léegi nag muy maanaam kon doolu tamit dafa bokk ci li nga xamante ne moom la ñuy def maanaam moom mooy ñaan su fekkente ne dañoo julli ba noppi te mbir yi yéeg wuññeekuwul maanaam foofu tamit mu nekk loo xam dañ fa war di sikkar ak di ñaan ak di julli maanaam nekk noonu xeetu sikkar yiñ ciy def mooy comme ay subhaanallah comme ay laa ilaha illa allah ak yu mel noonu naka noonu julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yooyu yëpp def na ko ci def naka noonu ñaan mbooleem ñaan yi def na ko ci dugal comme ni nga xamante ne noonu la ko waxe moom yenente bi alayhi salaatu wassalaam mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab lay haddathana abul walid te moom mooy al imam hisham ibn abdul malik al bahili at tayalisi rahimahullahu taala muy sëriñ moo gisoon maa mun a qaala haddathana zaida moom mi gisoon nañ ko suñ jotaa bi mu abu salt zaida ibn qudamah ath-thaqafi di waa Kuufa mu ne qaala haddathana ziyad ibn ilaqa mooy abu malik ziyad ibn ilaqa ibn malik ath-tha'labi moom mi ngi génn àdduna 25e année génn àdduna 125e année moom la doon wax ci jotaay yi weesu gisoon nañ ko ni téeméeri at la dund mu naan na ko qaala sami'tu al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala anhu sahaaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu wax ne maanaam dégg naa ko mu wax ne in kasafat jàpp nañ ash-shams jant bi yawma bis bi nga xam te ne maata ci la génnee àdduna Ibrahimu maanaam di doomu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala muy wax annaasu nit ñi in kasafat maanaam day jant bi day muuru na li mawti ngir génn àdduna Ibrahim alayhi salaam mu ne fa qaala mu daal di wax moom rasulullah dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam inna shamsa naka jant bi wal qamara ak weer wi aayataani ay aaya la min ayatillahi ci aaya yàlla yi laa yankasifaani duñu muuru li mawti ngir génn àdduna ak ahadin kenn wala li xayaate du caageen ak dundam fa iza ra'aytumuhuma su fekkente ne gis ngeen ko ñoom ñaan yi gis ngeen leen fad'ullaha na ngeen ñaan yàlla maanaam kon loolu nga gis ne maanaam ad-du'a day daal di dugg ci loolu comme niñ ko gisee wasallu te na ngeen julli xattaa mbete yen jël yi mu daal di wuññeeku loolu kon moom mooy li nga xamante ne moom mooy yelloo bu boobaa ñu daal di koy def maanaam di julli ak di ñaan maanaam te ci biir ñaan yi ci la istighfaar yi dugg ak yeneen ak julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak yeneen xeetu zikar yépp dañuy daal di duggaale ci biir ñaan yi mu ne maanaam xadis bi gisoon nañ ko xadis numéro 1043 imam al Bukhari rahimahullah fii la ko mujjee indi maanaam dootu ko indiwaat moom tamit bokk na ci xadis yi nga xam ne romb nañ leen te dootuñu leen gisaat imam Muslim indi na ko xadis numéro 915 ñoom ñaar ñii ñoom rek ñoo ko indi ci waa kutubu sitta am imam Ahmad indi na ko xadis numéro 18142 ak 18178 ak 18218 kon dañuy gis ne waa asxaabu sunan ñoom indiwuñ suñu xadis bi rahimallahu jamia na baabu qawlil imaami fi xutbatil kusuufi amma baadu baabu buntu bi mooy leeral qawl mooy wax qawli wax al imaam buntu li imaam bi fii xutbatil kusuufi ci xutba yi kusuuf maanaam mooy bu ñu jàppee jant bi maanaam xutba googu nga xamante ne moom lay def amma baadu baat boobu amma baadu maanaam te loolu lañu wax gisoon nañ biñ ci tollee ci kitaabul jumaa maanaam di wax baabu fii xutbatil jumaa qawlu nabi sallallahu alayhi wa sallam fii xutbatil jumaati amma baadu fii tamit mu daal di indi fii xutbatil kusuufi amma baadu maanaam kon ne imaam bi dafay wax baat boobu te loolu moom waxoon nañ ne mooy li sax ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam am na léeg-léeg ñuy wax naan wa baadu ak yu mel noonu waaye li sax ci làmmiñu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci xutba yi nga xam ne moom lañ toxal ci moom mooy baatu amma baadu te loolu mu nekk loo xamante ne moom moo ëpp fasaaxa que wa baadu dégg nga loolu baat maanaam te loolu itam
moo gën a dëppoo ak sunna maanaam ngir ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu leer na ne noonu la waxe maanaam loolu kon moo ëpp barke ngir làmminu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam sikk nekkul ci ne moo ëpp barke lépp maanaam fii da ngay gis ni imam al-Bukhari rahimahullah di sàmmonte ak li nga xam ne moom mooy sunna yenent bi sallallahu alayhi wa sallam xattaa ci yenn nag baat yi nga xamante ne ñoom ñoo ñëw ci baatu xutba yi mu ne qaala bil isnaadil muttasil mu ne wa qaala bil isnaadil muttasil wa kitaab ilay wa qaala abu usama te moom mooy Hamad ibnu usama al-Kufi rahimahullah maanaam da nga gis ne bii moom romboon nañ ko ci kitaabul jumaa xadis bii nii ci ni mu gën a guddee maanaam imam al-Bukhari daf ko ñëw indi ko fii mu nekk loo xamante ne mu tawat maanaam mu kii la muallaq la ok da koy indi muallaq voilà mun a qaala xaddathana Hisham te moom mooy ibnu Urwata ibnu Zubayr ibnu al-Awwam qaala axbaratni Fatimatu bintul Munzir te moom mooy soxnaam Fatimatu bintul Munzir ibnu Urwata ibnu Zubayr ibnu al-Awwam an Asma bint Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anha annaha qaalat mu ne fan sarafa maanaam ni mu ko indee ci kitaabul jumaa moo gën a gudd lii waaw muy xadis numéro 922 mu ne fan sarafa maanaam ba mu noppi moom rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam waqat te fekk nag te jallat wuññeeku na ash-shams jant bi fa xataba mu daal di xutba fa xamidallah maanaam loolu day wane ni dañuy xutba maanaam fa xamidallah mu daal di sant buur yàlla bi ma ci li nga xamante ne huwa moom buur yàlla ahluhu yelloo na ko summa qaala topp mu wax amma ba'd gannaaw loolu nag ndaal gannaaw loolu amma ba'd ndaal gannaaw loolu xadis bi kon niñ ko gisee maanaam fii la ko imam al-Bukhari mujjee indi ngir ne indi woon na ko tamit xadis numéro 922 fii tamit rek la ko indi te mboolem kutubu wa ashaabu kutubu sitta moom imam al-Bukhari rek moom moo wéetoo xadis bi wallahu a'lam mu ne baabu salaati fii kusuufil qamari baabu buntu ngi nii bi nga xam ne moom mooy as-salaati ci julli fii kusuufil qamari ci bu ñu jàppee jant bi am imam Bukhari imam rahimahullahu taala jëfandikoo kusuuful qamari te waxul xusuuful qamari ànd ak ne moom waxoon na ne alquran bi muy indi wa xasafal qamar la wax waaye maanaam daf ko indi woon ngir di leeral ne ni ñuy waxee kusuufu shamsi noonu la ñuy waxee xusuuful qamari loolu moom moo nekk li mu bëgg a wane foofu comme ni nga xam ne noonu la ko defee woon ci bi mu tollee ci bi ñuy wax naan ndax xasafati shams la ñuy wax wala kasafati shams amma julli nga xamante ne moom lañ koy jullee waxoon nañ ne la fuqaha Shafi'i ak Hanabila yi rahmatullah alayhim ñoom ñoo jàpp ne dañ koy julli mbooloo kenn li nga xam ne noonu lañ koy jullee ak li nga xam ne moom la ñuy julli ci bu ñu jàppee jant bi loolu tamit gisoon nañ ko te loolu mooy tamit li gën a dëgër gis nañ ko ci xadis yu bari daañ ko gisaat tamit fii insha allahu taala mu ne qaala bil isnaad muttasil fa wal kitaabi ilayhi haddathana mahmud te moom mooy ibnu Ghaylaan abu ahmad wala ñu wax abu muhammad mahmud ibnu Ghaylaan al-Adawi mu ne qaala haddathana Sa'id ibnu Amir te mooy abu muhammad Sa'id ibnu Amir ad-Dab'i mu ne an Shu'ba te moom mooy ibnu al-Hajjaj al-Ataki al-Wasiti thumma al-Basri mu ne an Yunus te moom mooy ibnu Ubayd ibnu Dinar al-Abdi muy xadis Seydina Abu Bakr bi rek ci même càllal ga an al-Hasan mooy ibnu Yasar al-Basri an Abi Bakra radiyallahu ta'ala sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy Nufay ibnu al-Haris as-Saqafi di waa Basra radiyallahu ta'ala anhu qaala inkasafat muuru na jàppoon nañ ash-shams jant bi ala ahdi rasulillahi ci jamonoy ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa salla mu daal di julli rakatayni ñaari raka maanaam nga gis ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala fii dafa indi xadis Seydina Abu Bakra bi radiyallahu taala anhu mu daal di koy indi d'abord mu nekk lu ñu tënk daf koy indiwaat nag léegi mu nekk lu ñu guddal fi mu ko njëkkee indi fii nii maanaam mu nekk loo xam ne dañ koo tënk maanaam daf lay leeralal ne lii maanaam li tax mu wax ko ni mooy dafa bëgg nga xam ne li valable ci jullit weer wi jant bi mooy li valable ci jullit weer wi amul différence maanaam lépp lu ñuy def ci jullit jant bi mooy jëmmi li ñuy def ci jullit weer wi différence amu ci loolu moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullah ñu njëkk koo indi nii tënk ko
maanaam ngir yow boo gisee ne lan lay def fii ndaxte lii rek la wax waaye boobaa daf lay leeralal ne la benn la maanaam te loolu lu koy gën a leeral nag léegi nag moom lay indi insha allah ci beneen riwaaye xadis bi ni mu tënkoo nii imam al-Bukhari imam an-Nasa'i indi na ko xadis numéro 1492 ak imam Ahmad xadis numéro 20390 kon nga gis ne imam al-Bukhari ni mu tënkoo nii moom rek moo ko indee nii moom ak imam an-Nasa'i ku nekk benn yoon ci waaye ñoom ñoo ko indi ci waa asxaabu kutubu sitta rahimallahu al-jamii' mu ne waaye nag mu indiwaat beneen riwaaya wa qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal kitaab li haddathanaa Abu Ma'mar ñun ñëpp waa Basra lañ mu ne muy Abdullah ibn Amr ibn Maysarata at-Tamimi al-Minqari de Abu Ma'mar al-Basri rahimahullah ta'ala mu ne qaala haddathanaa Abdul Waaris te mooy Abu Ubaydata Abdul Waaris ibn Sa'id ibn Zakwan at-Tamimi moom it di waa Basra comme ni ñu ko gisoon qaala haddathanaa Yunus te moom itam ba tey waa Basra la mooy Yunus ibn Ubayd ibn Dinar al-Abdi al-Khazzaz mu ne an al-Hasan te moom mooy ibn Yasar al-Basri an Abi Bakra mooy Sayyidina Nufay' ibn al-Haris ibn Kaldata as-Saqafi di waa Basra moom itam radiyallahu ta'ala anhum ajma'in annahu qaala moom mu ne xasafat jàpp nañ ash-shams jant bi mu daal di indi xasafat maanaam nga gis ne ci riwaaya bu njëkk bi in kasafat ash-shamsu la fii mu ne xasafat ash-shamsu mun ala ahdi rasulillahi ala ahdi ci jamonoy rasulillahi ndawal yàlla di sallallahu alayhi wa sallam fa xaraja mu daal di génn ya jurru di diri rida ahoo yërëm bi maanaam nga gis ne yëri bii di buubu mu xëcc mu koy diri loolu day tegtale maanaam li nga xamante ne noonu la yenent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam mbir mi noonu la ko préoccupé maanaam noonu la nekkee ngir ne daf ko xëcc pour gaaw daw ci jumaa ji maanaam bu fekkonte ne mbir mi amul dara lu jara tiit amul dara lu jara jaaxle amul vraiment dara lu jara inquiété wu vraiment tranquillement nañ def annonce yi tranquille yooyu bu doon loolu la maanaam comme ni ko ñenn ñi jàppe maanaam kon yenent bi sallallahu alayhi wa sallam est-ce que ay caaxaan ak fo dana ko ak loo xamante ne taxu koo bari solo noonu maanaam dana koy préoccupé à ce point loolu xam nga ne yan wut maanaam moo tax mbir la moo xamante ne mu rëy la ñu bañ koo neenal bañ koo doy daal ngir ne dafa am ay mbir yoo xamante ne ci wàllu zahir nit ñi dañ koy mën a gis xam ne mbir mi nii lay demee comme ni nga xamante ne yàlla borom bi subhaanahu wa taala mbir yi xew yëpp dafay xew ànd ak ne moom moo ko dogalee nii niki noonu musiba yi day ñëw fekk ne pourtant naturel la maanaam tremblement de terre yi am yenn torrent yi ngelaw yi yàq dëkk yi ak yu mel noonu yëpp xam nañ ni lu naturel la ànd ak loolu yëpp borom bi subhaanahu wa taala moo ko defee noonu ngir tiital jaam ñi maanaam bàyyi loo leen xel ci ne nañ delluwaat ci yàlla maanaam comme ay tsunami yi di am lépp xam nañ ne lu maanaam mbir la yoo xam ne nature bi ci lay amee te it mën nañ ko calculer xam ne fii lay tàmbalee nii lay kii par exemple tremblement de terre magnitude bi lii lay doon yooyu yëpp dañ mën nañ koo xam waaye terewut mu mën a am maanaam kenn mënu ko teree am parce que maanaam jëm xam ne dana am rek loolu doyut ci mu bañ a am comme ni ko noonu tamit loolu yooyu tamit ak ni dana taw loolu terewut mu bañ a taw ak it ne ngelaw lu foor dana ñëw loolu terewut mu ñëw amul lu nit ñi mën a def ba du am loolu yëpp nag borom bi subhaanahu wa taala daf ci xëbal ñi nga xamante ne ñoom ñooy jaama bi mu nekk loo xamante ne bu dee yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi xam boromam ak sañ gi mu sañ ak man gi mu man ak kattan gi mu amee maanaam moom mbir mi daf koy préoccupé mu jaani bàyyi ko xel ba mu jaral ko mu yëg ne loolu am na nga gis ni muy dem di xëcc yëre bi di daw ak moom di dem ci jàkka ji loolu day wane dëgg ni nga xamante ne noonu la bàyyee xel mbir moomu mu bañ a nekk rek loo xamante ne dañ naan bon de toute façon affaire bi nii rek la mooy ne jant bi day nekk nii weer wi nekk nii suuf si nekk nii de toute façon après alignement bi rek moom moo indi éclipse bi après bon voilà c'est tout hein y a pas de souci maa amul kii maam ñu jàpp ne amul benn maa mbir mi ñu woyofal ko loolu ku xamul yàlla moo koy def ku xamul borom bi subhaanahu wa taala moo koy def lii tamit beneen mbir lay tegtale maanaam diggante ñi nga xam ne ñooy maadi yuune ji ak ñi nga xam ne maanaam mooy matérialiste yi ak ñi nga xamante ne ñoom jàpp nañ ne mbir yi day xew rek waaye borom bi subhaanahu wa taala du moom moo nekk ci ginnaaw di def ak dindi ak ñi nga xamante ne ñoom lu xew lu ne dañuy gis borom bi ci ginnaaw loolu
maanaam loolu différence bi nga xamante ne moom moo am ci diggante ñoom ñëpp mu ne xattaa mbete intaha mu daal di daytalu ilal masjidi ci jumaa ji ci jàkka ji wa saaba mu daal di tëb daal di dellu annaasu nit ñi ilayhi jëm ci moom maanaam nit ñëpp daal di wëlbatiku tamit daal di dem ci ñoom it ñu daal di dem ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fa salla mu daal di julli bihim ci ñoom rakkaatay ni ñaar rakka fan jalak mu daal di nag wujjeeku ash-shams jant bi fa qaala mu daal di ne inna shamsa naka jant bi wal qamara ak weer wi maanaam ngir tegtale ne ñoom ñaar ñoo bokk àtte maanaam li koy tegtale kon lii la aayataani ñaari aaya la min ayatillah ci aaya buur yàlla yi wa innahuma te ñoom ñaar nii laa yaxsifaani du ñu leen jàpp li mawti ngir génn àdduna ak ahadin kenn wa iza kaana su fekkente ne nekk na zaaka loolu fa sallu na ngeen julli wadoo te na ngeen ñaan buur moom subhaanahu wa taala xatta mbete yukshafa ñu daal di wuññi maa la nga xamante ne bi ku moo xew ci yéen maanaam li xew ne ba ñu wuññi ko wa zaaka te loolu boo gisee yenent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ko di leeral mbir moomu an na dafa fekk ne ibnan ak doomam lin nabi yi ñeel yenent bi sallallahu alayhi wasallam ak doom ibnan ak doom lin nabi yi ñeel yenent bi sallallahu alayhi wasallam maata dafa génn àdduna yuqaalu dañuy wax lahoo ñeel ko ibrahim alayhi salaam fa qaala annaasu nit ñi doon wax nag fii zaaka ci boobu la mbir maanaam naan lii moom moo tax nangam moo tax fii yenent bi sallallahu alayhi wasallam dugg indi fii buntu bu mag ci buntu tawhid maanaam ne bu dara xew ngeen ni diw li diw dund tax wala li diw génn àdduna tax wala yooyu déedéet amuñu rapport mbiri yàlla borom subhaanahu wa ta'aala moo ko defee nii rek maanaam ngeen xam ne noonu la demee maanaam te it noonu lay amee te it noonu dong la ko borom bi subhaanahu wa ta'aala nammee dégg nga xadis bi gisoon nañ ko xadis numéro 1040 ak 1048 ci buntu ci téere bi fii lañ koy mujjee gis waaye daañu ko gis ak xadis numéro 5785 imam an-Nasa'i dina ko indi xadis numéro 1459 1463 1495 ak 1502 imam Ahmad dina ko xadis numéro 20390 ñooy gis ne kon waa ashaabu kutubu sitta imam Bukhari ak imam an-Nasa'i ñoom rek ñoom ñoo ko indi rahmatullahi ala al jamii mu ne baabun bunte ngi ni ar-rak'atul ula fil kusufi atwal raka al ula bu njëkk bi fil kusufi ci buñ jàppee jant bi maanaam moom buñ jàppee wala atwal moo gën a gudd maanaam loolu imam al-Bukhari rahimahullahu taala da ko indi woon na ci ay xadis yu bari yoo xamante ne loolu lay leeral waaye bu fekkente ne ku ci riwaaya lii ci maanaam riwaaya bi moom mooy riwaaya al-Humawi ak Kushmayhani amma nga xam ne mooy al-Mustamli moom ci maanaam partie bi daf ni baabu sabbil mar'ati ala ra'siha al-maa' idha taala al-imaam al-qiyaam fi rak'ati al-uula maanaam moom noonu la tudd baabu sabbil mar'ati baabu buntu yow moom nga am baabu buntu sabbil mar'ati sotti maanaam gi jigéen ji di sotti ala ra'siha ci kaw boppam al-maa' ndox idha taala su guddale al-imaam bi al-qiyaam taxawaay bi fi rakkaati ci rakka al-uula bu njëkk bi waaye loolu ni nga xamante ne moom la ñenn ñi di wax ne dafa am ak jaawale boo xamante ne ñenn ci ruwaat yi ñoo ko jaawale waaye maanaam baabu bu comme ni ar-rakaatu fil uula fil kusuuf lu fi atwal moo gën a yelloo te it moo gën a yelloo tamit bu ñuy xool buntu bi ni mu demee maanaam li nga xamante ne moom mooy ruuxu julli gi ci jëmmi boppam ak li nga xamante ne moom la téere bi di leeral mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwalil kitaabi ilay haddathana Mahmoud te moom mooy ibnu Qaylaan gis nañ ko léegi mu ne qaala haddathana Abu Ahmad te moom mooy Muhammad ibnu Abdullah ibnu Zubayr ibnu Umar ibnu Dirham al Aslami muy Abu Ahmad az-Zubayri al Kuufi rahimahullahu taala muy al-Habbal mu ne qaala haddathana Sufyaan te moom mooy ibnu Sa'iid ibnu Masruuq ibnu Thawr as-Sawri di waa Kuufa moom tamit maanaam mu ne an Yaxya te moom mooy Abu Saïd Yaxya ibnu Saïd ibnu Qays al Ansaari voilà Yaxya ibnu Saïd al Ansaari rahimahullahu taala an Amra maanaam da nga gis ne kon ci kaw ñoom ñooy waa Iraq ñii ci suuf ñoom ñooy waa Madina mu ne an Amra mu Amra bint Abdurrahman ibnu Saad ibnu Zurara al Ansaariya an Aïcha mooy ummul mu'miniina radiyallahu taala anha sayyidatuna
Aïcha bint Abubakar te moom mooy Abdullahi ibn Abi Quhaafa mooy Usmaan maanaam mooy turam tamit Abu Quhaafa Usmaan ibn Amir ibn Kaab ibn Saad ibn Taym ibn Murra maanaam muy mbokk Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Quraysh radiyallahu ta'ala anha radiyallahu anha anna nabiyya naka Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam salla julli na bihim ci ñoom fii kusuufi shamsi ci jàpp gi ñu jàpp jant bi arbaa rakaatin ñeenti rakaa fii sajdatayni ci ñaari sujjóot al awwal maanaam al awwalu bay jiitu tout le temps al awwalu mooy gën a jiitu atwalu ci guddaay maanaam mooy bay jiitu bu ñu xoolee bay jiitu daa iman al awwalu bu ñu tegee ba ca jiitu atwalu mooy gën a gudd maanaam bu ñu ko comparé ba mu jiitu mooy gën a gudd maanaam lu ñuy gën di jiitu rek ci taxawaay yi ak ci rokkuwaay yi ak ci sujjóot yi maanaam muy gën a gudd maanaam te lii bu boobaa da ngay daal di gis li tax maanaam ne bunt bi nga xam ne mooy bi gën a dëgër mooy baabul maanaam tarjuma bi gën a mooy baabul rakaatil uulaa fil kusuufi atwal maanaam mooy gis ne kon li nga xamante ne moom moo dal al mustamli yi maanaam loolu ak jaawatle la ci toxal gi léegi fii nii moom deful al awwalul awwal. doon al awwalu fal awwal. waaw dañuy al awwalu. fal awwal waaw wal awwal. waaw loolu tam waaw loolu moo gën a sax kii ci làkk. waaw loolu moom la ñu gën di jàpp ci làkk naan al awwalu fal awwal. wala al awwal wal awwalu atwalu dafa mel ni gisoon nañ ko tamit ci beneen gisoon nañ ko ci xadis yi jëkk yi. waaw mais boobu est-ce que awal la woon defe naa fii la woon. non ci yii la ci kitaabul Kusuuf. léegi mu ne baabul jahri bil qiraa'ati fil kusuuf baabu buntu ngi nii buntu bii day leeral ne al jahr dañuy biral maanaam bil qiraa'ati ci jàng bi ñuy jàng alquran fil kusuufi ci bu ñu jàppee jant bi. naka noonu maanaam di leeral maanaam ne loolu comme ni ñu ko gisee woon mooy xadiis Sayyid Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu ta'ala anhu daf ne walam nasma' lahu sawtan naka noonu dafa ne nahwan min suuratul baqara maanaam lu nuru suuratul baqara wala boog ci yeneen i riwaaya waaye nit saxee maanaam ne walam nasma' lahu sawta dégguñu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax dara waaye loolu moom mooy li tax li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim jàpp ne kenn du biral li nga xamante ne moom mooy njàng mi duñ wax ci kaw amaa ñi nga xamante ne ñoom ñooy xanaabila yi rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne bu ñu jàppee weer week bu ñu jàppee jant bi yëpp dañuy wax ci kaw comme ni nga xamante ne waaw mais ñi nga xamante ne ñoom ñooy jumhur ñoom dañoo jàpp ne dañuy wax ci suuf qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab li haddathana Muhammad ibn Mihraan te mooy Abu Jaafar al Jammaal rahimahullah taala mooy Abu Jaafar ar-Raazi génnaat na 239 bi ma ne ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom tamit mu ne qaala haddathana al Waliid te moom mooy Abul Abbaas al Waliid ibn Muslim al Qurashi rahimahullahu taala ash-Shaami di waa Dimashq rahimahullahu taala mu ne qaala axbarana ibnu Namirin te mooy Abdurrahman ibnu Namirin al-Yaxtubi rahimahullahu taala di Shaami tamit mooy Abu Amrin ash-Shaami mu ne annahu sami'a ibnu Shihaab te moom mooy az-Zuhri an Urwa te mooy ibnu Zubayr ibnu Awwaam an Aïcha mooy ummul mu'miniin radiyallahu taala anha annaha qaalat jahara biral na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fii salaatil xusuufi ci jullit bi ñu jàppee jant bi qiraatihi ci njàngam fa iza faraga bi nga xamante ne saa yu noppee min qiraatihi ci njàngam kabbara dafa daal di kabbar fa rakaa mu daal di rokoo wa iza rafaa su yëkkati ko min rakaati ci rokoo bi qaala mu wax sami allahu liman hamida rabbana walakal hamd summa topp yu aawidu mu daal di baamuwaat alqiraata njàng mi fii salaatil kusuufi ci jullit maanaam fee moom mooy ci jullit bu ñu jàppee weer bi alxusuufi fii bu ñu jàppee jant bi la arbaa rakaatin mu nekk ñeenti rakka fii rakaatayni
ci ñaari raka wa arbaa sajadat ci ñaari maanaam ñeenti ruku fii rakatayni ci ñaari raka wa arbaa sajadat ak ñeenti sujjóot maanaam moo tax alxusuuf fële mën na tekki bu ñu jàppee jant bi comme mën na tekki bu ñu jàppee weer wi ngir ne bu ñu xoolee ay xadiis yi nga xamante ne moom la ñu romb day tegtale même mbir mi mu ne wa qaala al awzaa'i te moom mooy al imam abu amrun abdurrahman ibnu amrun al awzaa'i di waa Shaam ba tey rahimahullahu taala wa gayruhu ak keneen mu ne sami'tu dégg naa az-Zuhri an Urwata maanaam moom mooy imam al Buxaari fii dafay wax ne sëriñ yu bëri solo nañu xadis bii nii maanaam te foofu leeralul keneen kooku kan la waaye maam ci xadis bi moom Muslim tamit jokkal na ko am maanaam Muhammad ibn Mihran an al-Walid ibn Muslim mu ne qaala xaddasana al-Awzaa'i wa ghayruhu maanaam mooy wane ne kon moom al-Awzaa'i ak keneen la maanaam ci même càllale ji lay wax maanaam daf koo jëlee mais mu ñëw ci ndax sëriñ bi moom ak imam al Buxaari ñoom ñoo ko nuróole maanaam bi mu ñëw ci al-Walid au lieu mu ne axbarana ibn Namr maanaam daf koo jëlee ci imam al Awzaa'i ak keneen mu ne sami'tu dégg naa az-Zuhri an Urwata ibn Zubayr ibn Awwam an Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha anna shamsa naka jant bi xasafat maanaam kon léegi mu leer ni kon jàpp jant bi moo tax ñuy wax maanaam muuru na jant bi muuru na ala ahdi rasulullah ci jamono ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa baasa mu daal di yabal munaadiyan aji woote bi mu daal di wax ne as-salaatu jaami'a loolu la yëglee julli gi mi ngoog ñu ngi dajale julli gi de dégg nga fa taqaddama ba nit ñi ñëwee dégg nga comme fi mu waxee sànq fa saaba naasu ilayhi nit ñi daal di ñëw jëm ci moom nee na fa taqaddama mu daal di dëgmal moom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daal di dem ca kanam fa salla mu daal di julli arbaa rakaatin ñeenti rakkaa fii rakaatayni ci ñaari rakkaa maanaam mooy ñaari rakkaa yoo xam te ne day def ñeenti rukuu wa arbaa sajadaatin ak ñeenti sujjóot ngir ne ñaari rakkaa yu ne day am ñaari sujjóot wa axbarani waaye xabaare na ma ba tey Abdurrahman ibn Namr maanaam ki nga xamante ne moom moo ko wax mooy al-Walid mu naan na sami'a ibn Shihab imam ibn Shihab wax na mislahu lu mel noonu qaala az-Zuhri imam az-Zuhri nee na fa qultu nee na ma ne maa sanaa defut axuka sa mbokk ma zalika loolu te maanaam mooy sa mbokk man Abdullah ibn Zubayr te mooy ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhu maa salla moom julli wutoon illaa rak'atayn loolu ñaari rakka misla subuhi kemuk suba is ba nga xam ne salla moom la ko jullee bil madina ca madinatul munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam maanaam kooku Urwata ibn Zubayr la ko wax qaala mu ne ko innahu naka moom axta as-sunna axta dafa mooy as-sunnatu sunna loolu gisoon nañ moo ko laaj Urwata ibn Zubayr waaw wala ibn Abi Kasir la woon dañoo amoon wa kaana yuhaddisu Kasiir ibn Abbaas waaw Kasir ibn Abbaas waaw anna Abdullah ibn Abbaas radiyallahu anhu kaana yuhaddisu yawma xasafati ash-shams bi misli hadiisi Urwa waaw an Aïcha fa qultu li Urwa voilà fa qultu li Urwa Kasiir ibn Abbaas waaw Kasiir ibn Abbaas waaw Kasiir ibn Abbaas moo ko laajoon waaw kon fii tamit az-Zuhri moo ko laaj tamit waxaatal xadiis Kasiir ibn Abbaas bi wa kaana yuhaddithu Kasiir ibn Abbaas anna Abdallah ibn Abbaas radiyallahu anhuma kaana yuhaddisu yawma xasafati ash-shams bi mithli hadiisi Urwa voilà foofu la yem an Aïcha waaw fa qultu li Urwa voilà maanaam imam az-Zuhri moo laaj Urwa du Kasiir ibn Abbaas déedéet imam az-Zuhri ci boppam ba am ci kaw xadis bi ci kaw kan moo ko solo du imam az-Zuhri an Urwa ibn Zubayr voilà léegi nag daf doon wax ne Kasiir ibn Abbaas daan na nettali di jëlee ci Abdullah ibn Abbaas lu mel ni li sayyidat li Urwa ibn Zubayr doon nettali di ko jëlee ci sayyidat Aïcha radiyallahu anha voilà moom imam az-Zuhri laaj Seydina
Urwata ibn Zubayr ibn al-Awwam voilà dégg nga mu ne kon fii taaba Sufyaan mooy Sufyaan ibn Husayn ibn al-Hasan al-Wasiti moom mi ngi génn àdduna 160 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ko wax Abu Muhammad wala Abul Hasan dégg nga mu nekk koo xamante ne moom moo daan nañ koy wax al-muallim ngir ne da daan jàngal al-Mahdi maanaam xalifa boobu noonu moom la daan jàngal moo tax ñu naan ko al-muallim wala boog moom la daan jàngalal plutôt moom la daan jàngalal dégg nga wa Suleymaan ibnu Kasir te moom mooy Abu Daawud dañ ko Abu Muhammad Suleymaan ibnu Kasir al-Abdi moom tamit waasiti la maanaam ginnaaw bu nekkee basari ma abdi maanaam basari suma waasiti rahimahullahu taala génn àdduna 163e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sama xadiis bu nekk kutubu sitta ani Zuhri mooy ibnu Shihab fil jahri ci biiral gi ñuy biiral maanaam mutaabaat bi am na ci biiral gi nga xamante ne moom la imam az-Zuhri yi ne maanaam dañ koy biiral maanaam ni mu nettalee jële ci sayyidat Aïcha radiyallahu ta'ala anha xadiisam boobu ne dañ koy biiral dégg nga moo tax bokk na ci li nga xamante ne tamit boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhi mu wute nañ ci kon moom mooy biiral gi ndax dañuy wax ne comme que julli gi ci guddi maanaam julli guddi yi lañuy biiral julli bëccëg gi dañ koy wax ci suuf ñi nga xam ne ñoom ñooy xanaa bi lay rahmatullah ñoom du ñu ànd ci loolu ndax dañ naan ndax julli gi julli gu spécial la goo xam ne dañ koy def ci bëccëg def ko ñaari rakka mu am xutba loolu su amee comme julli jumaa dañ koy biiral comme julli ayit yi dañ koy biiral comme julli baaw naa ni bii tamit noonu la voilà maanaam bu boobaa ñoom it seet mbaa te sayyidat Aïcha radiyallahu anha kon li ñu tontoo xadiis sayyidina Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu anhu bi ne walam nasma lahu sawtan mooy ne moom daa nekkoon ca gannaaw ci gone yi moom ci gone yi la nekkoon moo tax loolu mën naa tax ba moom du déggul kàddu gi voilà walam nasma lahu sawtan maanaam waxul dara daf ni ñun ñoo ko déggul kon loolu tamit du tegtalee ci ne waxul dara xam nga dégguma mu wax ak waxul du benn dégguma kàddoom plutôt waxul sax ne dégguma mu wax daf ni dégguma kàddoom dégguma baatam plutôt dégguma baatam ak waxut du benn voilà maanaam te sayyidat Aïcha radiyallahu anha maanaam moom mi mokkal moom kon di naan al musbit muqaddamun ala nafi kii saxal kooku moom la ñuy jiital ci kaw kiy dàq ndax ci dàq moom dafa dàq solo moom li mu jàpp ne lii amut alors que ki saxal moom gis na wala fekke na wala dégg na moom kooku ba sax moo gën a dëgër dégg nga est-ce que nit mën a layee ni ci ginnaaw la nekkoon ndax xale la te sayyidat Aïcha nekkoon derrière encore ñoom radiyallahu anha non parce que en fait sayyidat Aïcha radiyallahu anha amaan na da koo njëkk a dégg parce que boo da koo njëkk a dégg bi muy dugg bi mu nekkee ci néegam ndax sayyidat Aïcha radiyallahu anha néegam ak mimbar bi comme ni ñu ko gisee woon ak kii bi dañoo jegewantoo maanaam ak yent bi sallallahu alayhi wasallam bu daan dugg si pour taxaw fi muy jiite dangay gis ne dafa jegewantoo li ñu mën a wax moom mooy ne comme sayyidat Asma radiyallahu anha ni mu ñëwee après loolu tamit la mën a nekkee ne sayyidat Aïcha radiyallahu anha la dégg yent bi sallallahu alayhi wasallam di jàng mu doog a dem ca gannaaw loolu maanaam comme ni sayyidat Asma déggee loolu maanaam loolu yëpp parce que dafa di te moom mi ngi koy wax mi ngi naan yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bi muy ñëw dafa waroon dem mais bi mu dellu see côté yoor-yoor fekk ñu jàpp jant bi nee na mu daal di romb kër yi kon loolu li muy tegtale mooy ni sayyidat Aïcha radiyallahu anha bi ñuy yeneen bi sallallahu alayhi wasallam di dugg ci kër gi di romb moom ma nga fa woon parce que ci lay xamee ni romb na kër gi ba dem mu dem dugg ci jumaa ji loolu kon day tegtale ne moom période boobu ma nga fa woon gannaaw ga la dem bokk ci julli gi wallahu a'lam alxaafiz ibn Hajar rahimahullahu taala mu ne maanaam ci ginnaaw bi ñu gisee kii yëpp mu ne bunt yi nga xam ne moom moo nekk ci salaatul kusuuf dafa làmboo ñeen fukki xadiis yoo xam ne genn wàll gi mawsuul la dafa jokkaloo genn wàll gi muallaq la maanaam 20 yi ñoo jokkaloo 20 yi yëpp ay muallaq la moo gën a waqaal mu naan Aïcha waa Abu Musa waa kii yooyu yëpp ngay dégg loolu moom moo tax mu bëri ay muallaqaat
li nga xamante ne moom moo ci baamu ci téere bi te baamu ci li weesu loolu yépp fanweeri xadis la ak ñaar li nga xamante ne moom ñëw na fii ci xadis yi te ñëwutoon feneen avant mooy juróom-ñetti xadis la imaam Muslim soloo na yépp dëppoo ko imaam al Buxaari ba mu des xadis Seydina Abu Bakra bi radiyallahu anhu mooy bi ñu gis sànq xadis Sayyidatu Asma bint Abu Bakr radiyallahu anha bi muy wax ci al ataq maanaam bi ñu naan Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa digal ñu goreel jaam ci salaatul kusuuf ak riwaaya Amrat bi nga xamante ne moom la jëlee Sayyidat Aïcha radiyallahu ta'ala anha bi mu naan al ula atwal bu njëkk bi moo gën a gudd mooy xadis boobu mu ne waaye nag mu ne lakinnahu axraja asla waaye nag moom Muslim rahimahullah génne na cosaanu xadis bi li mu ci génnewul rek mooy baat bi wax ne bu njëkk bi moo gën a gudd amaa ci jeexitalu saxaaba yi ak taabiina radiyallahu anhum am na juróomi asaar yoo xamante ne asar na Abdullah ibn Zubayr bi ci la bokk asar Urwata ibn Zubayr bi ci maanaam bi mu naan dafa juum te ñoom ñaar dañoo jokkaloo waaw mooy bu mujj bi ak te indiwaatoon na ko mooy bi mu wax naan Kasiir moom la waxoon waaw ngay gis ne boo xoolee ñaari asar la ba bu Ibn Abbas bi ak bu Abdullah ibn Zubayr ibn Awwam bi moom ñëw na ñaari yoon ngir ne ñaari yoon lañu wax ne lañ ko laaj ne lañ ne Urwa ibn Zubayr ne ko sa rak sa mag ji doon na def ni maanaam ñaar yooyu bu boobaa day daal di nekk juróom wallahu a'lam imam al Buxaari rahimahullah kon kitaabul kusuuf kon insha allah ginnaaw ba gis nañ ko walilahi alhamdu wal minna léegi ñu ñëw ci li nga xamante ne moom la téere bi ci boppam làmboo téere bi nga xam ne moom mooy salaatul kusuuf gisoon nañ julli yi niñ koy defee mu nekk lu julli boo xamante ne amul qiyaas xaraja anil qiyaas amul benn xeetu julli beneen bu mu ko nuroo leen muy salaatul kusuuf ak salaatul xusuuf nga xam ne ñeenti rakkaa la ñuy julli waaw imaam bi day ñëw taxaw amul liqaam amul nodd bu kàbbaree daal di jàng li gën maanaam mën naa jàng nag lu ne mën na bañ a gudd tamit du ci farata naka noonu mu def ko ñeenti rakkaa yoo xam ne day rukoo maanaam mën na koo def rek ñaari rakkaa comme ni ko Seydina Abdullah ibn Zubayr ibn Awwam radiyallahu ta'ala anhu defe te moom mooy daf ko julli comme ni ñuy julli suba loolu tamit mën na ne comme ni Hanafi yi di wax rahmatullah ne noonu lañ koy defee bu dee julli buñ jàppee jant bi waaye li nga xamante ne moom la boroom maanaam li gën a dëgër ci ne ni gën nañ koy defee mooy nii dañuy kàbbar bu kàbbaree imaam bi bu kàbbaree ba pare day julli ba maam day tari faatiha tari saar bu tolloog suratul baqara maanaam kon suratul baqara wala lu ko tolloo daal di wax allahu akbar rukoo daal di taxaw lu yàgg bu tolloog téeméeri aaya wala lu ko jege maanaam ci lay nekk ci rukoo bi waaye yépp di sàbbaal après mu ne sami allahu liman hamida daal di commencé waat faatiha jàngat sootu Ali Imran daal di waxat allahu akbar rukoo daal di rukoo sàbbaal borom bi subhaanahu wa taala lu war a tolloog juróom-ñetti fukki aaya su noppee ci loolu mu daal di waxaat sami allahu liman hamida daal di wax rabbana walakal hamd daal di comme ni ñu jullee hamdan kasiiran daal di waxaat allahu akbar daal di rukoo daal di sujjóot bu yàgg bu tolloog rukoo bi moom bu tolloog rukoo bu njëkk bi daal di jugaat toog comme ñaan bi normalement daal di sujjóotaat sujjóot bu tolloog wala mu jege sujjóotu ñaareel bi maanaam rukoo ñaareel bi daal di jugaat maanaam même chose lay def sauf que bii pas ñooy gën a gàtt rukoo yi ak sujjóot yi ñooy gën a gàtt
saa su ne ngir ne beneen bi faatixa la ci jàng ak sóoratul maida sóoratul nisa bi ci des mu jàng ci faatixa ak sóoratul maida bu yegsee mu daal di sëlmal loolu bu paree bu dee imam bi mu daal di taxaw bu fekkente ne wuññeeku na bu boobaa mu waxtaan ak nit ñi ñu dem bu fekkente ne wuññeekuwul tamit ñu continuer di ñaan di zikar di wax astaghfirullah et ainsi de suite ba ñu pare bu ñu paree mu daal di dem maanaam bu ñu paree mu daal di doog a xutba waxtaan ak nit ñi ñu daal di génn dem kusuufu shamsi ak xusuufu shamsi xusuuful qamari borom subhaanahu wa taala dafa am lu mu def ci buntu boobu mooy jant bi ak weer wi comme ni ko yent bi sallallahu alayhi wasallam ne inna shamsa wal qamara ayataani min ayatillah te loolu ci lu dul benn du ñaar borom bi subhaanahu wa taala daf koy wax wa saxxara lakumu shamsa wal qamar borom bi subhaanahu wa taala moo leen tàggatalal jant bi ak weer wi wa saxxara shamsa wal qamara daa'ibayni borom bi subhaanahu wa taala moo tàggat jant bi ak weer wi ñoom ñépp ñuy di daw wa shamsu tajri li mustaqarrin laha dhalika taqdirul azizil alim la shamsu tanbaghi an tudrika al qamara wala laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun jant bi bimu na wal qamara qaddarnahu manazila weer wi dañ ko wutal nattal ay manazil ay wàccuwaay ay demeure hatta aadaka al urjunil qadim ba mu mel ni nga xamante ne mooy dattu tàndarma bu jiitu bu yàgg daal di wa shams jant bi nag moom day daw tajri day daw li mustaqar laha moo tax jant bi taxawul nekkul lu taxaw day daw ngir mustaqar fa mu war a sax fa nga xam ne mooy saxuwaayam loolu nag mooy nag daal taqdiru aziz wa noonu la yàlla di nattale moom mi nga xam ne mooy ku noot ci nguuram nekk koo xam te ne yëkkati ku ba xel yi mënuñu koo daj naka noonu al alim mooy ki nga xamante ne moom mooy ki xam ki lépp moo tax jant bi mu ne du yelloowul muy dab weer wi ñoom ñaar duñ dabante parce que justement loolu li ko indi te bokk na ci mooy wa min ayatihi laylu wan nahar wa shams wal qamar bokk na ci aaya yàlla yu mag yi mooy guddi gi ak bëccëg gi comme niñ ko gisee wa min ayati layli wan nahar fa mu ne fa ma waxaw naa ayatal layli wa ja'alna ayatal nahar mubsiratan yooyu yëpp wax na ko voilà ak allazi xalaqa shamsa diyaan wal qamara nuuran ja'ala shamsa diyaan allazi ja'ala shamsa diyaan wal qamara nuuran yàlla moom moo def ne jant bi mu nekk diya leer boo xam ne day takk dafa ànd ak tàngoor ba pare weex tàll wal qamara weer mu def ko nuuran mu nekk leer waaye leer bu àndut ak tàngoor lii yëpp borom subhaanahu wa ta'aala daf koo def ngir ne ñun ñuy delluwaat ci moom daa iman ñu gis ne mais lu tax muy tudd jant beeg weer wi te ñoom ñaar rek nekkuñu fi comme ay astre comme ay biddiw wala ay kaw ay astre yu fi nekk ci kaw suuf si ci univers bi justement parce que ñoom ñaar dafa am lu ñu spécifié wu dinañ ci indi lenn rek ci mbir yooyu benn bi mooy ne jant bi système bi nga xamante ne jant bi moo ko régir jant bi la borom bi subhaanahu wa taala def ne maanaam système boobu moom mooy xolu nekkitif yi maanaam système solaire bi mooy xolu nekkitif yi ànd ak ne nekkitif yi amul fu mu yem weer wi moom mooy maanaam moom mooy astre bi nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa taala teg jant bi di mu koy jox leeram maanaam jant bi di jox leer bi weeram mais weer wi nekk loo xamante ne ci la ñuy xamee ban weer lañ toll ban at lañ toll ainsi de suite ci wàllu yi ñuy jaamoo yàlla borom bi subhaanahu wa taala bi mu bind asamaan yeeg suuf si la njëkk bind moo tax mu ne fa kayfa takfuruuna billadi xalaqal arda fii yawmayni wa ja'alu lahu andaadan fa kayfa yakfuruuna billadi xalaqal arda fii yawmayni wa ja'alu lahu andaadan
maanaam nan la ñuy weddee ki nga xamante ne moom moo bind suuf si ba pare ci ñaari fan la ko def ñu koy wutal ay noonu maanaam nga gis ne weer wi ci ginnaaw gi ci la def bi doj yi ainsi de suite nattale li nga xamante ne qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin maanaam ci loolu yëpp ci ñeenti fan la mu ne summa stawa ila samaa'i léegi nag ginnaaw ga nag asamaan si ñëw mu jublu ci asamaan si foofu mu bind ko moom it ci ñeenti fan maanaam nga gis ne juróom-benn fan la lépp mais ñaari fan yu njëkk yi moom la bind suuf si moo tax suuf si moo gën a màgg en fait te moom mooy cosaan bi ñaari fan yi ci des ci lañ bind maanaam ci la ñuy commencé bind asamaan si mais suuf si ci lay yeggale li muy am maanaam moom mooy doj yi ci lañ taxaw gàncax gi yeneen ak yeneen yépp asamaan si ñu dog maanaam yeggale fekk suuf si matagul asamaan si nekkoon ñeenti maanaam bu boobaa day am ñeenti fani asamaan ak ñeenti fani suuf yoo xam ne ñaari fanu asamaan si ak ñaari fanu suuf si nii la ñuy def dañuy ànd boobaa muy lan juróom benn fan noonu la demee moo tax mu ne yii nag ba mu amee mu ne summa moo tax mu Alxuraan wax ci feneen ne wal arda ba'da zaalika dahaahaa voilà axraja minhaa maa'ahaa wa mar'aahaa wal jibaala arsaahaa maanaam yooyu da ngay gis ne moom mujjee am maanaam mooy mat gi nga xamante ne moom la suuf si mat ba ñu mën fee dëkkee moom la borom subhaanahu wa ta'aala mujjee def loolu moom moo indi lënt-lënt bi ngir ne ñaari suuf yi ak ñaari jant bi dañoo lëkkaloo seen ñaari fan mais que suuf si borom subhaanahu wa ta'aala moom la mujjee matal mu daal di koy draax ubbi ko bi mu koy ubbi nag fi kaaba gi nekk foofu la njëkki maanaam suuf si comme boo jëlee benn dànk di defar mburu wala beñe kii bi farine bi noonu nga koy pétrir di foofu la mujj maanaam fi mu tàmbalee ci kër boobu xol boobu mooy xolu existence bi mooy fi kaaba gi nekk foofu la Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suuf soosu ci lañ ko bindee jëmmam ju tedd ji sallallahu alayhi wa sallam et que comme ni ñu ko waxee woon mbënd bi nga xam ne moo xewoon jamono yent yàlla nooxe alayhi salaam moo toxal suuf soosu yóbbu ko Madina fa mu ne te kenn ku ci nekk suuf si ñu la bindee foofu lañ lay rob yenent bi nag sallallahu alayhi wa sallam maanaam à partir de fii nii dañuy dugg ci benn domaine boo xam ne ñenn ñi mën nañ ko comprendre comme ñenn ñi mën nañ ko bañ a comprendre mais ku ko comprendre wul garaawul amul problème bu njëkk bi mooy ne lan moo tax bu ñu jàppee maanaam jant bi ak weer bi éclipse yooyu di am maanaam lan la parce que Yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon nañ la ko ci jotaay bi weesu ne moom la Alxuraan tuddee siraajan muniiran wa daa'iyan ilallahi bi iznihi wa siraajan muniiran mu nekk lampe boobu bu mag boobu mooy jant bi mais nag bii pas caractéristique bi mu am mooy caractéristique bu weer wi mooy muniiran day leeral parce que justement Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom la boroom subhaanahu wa ta'ala njëkk amal maanaam ci xaqiqam ci ñaari mbir yépp mu représenté ci maanaam suuf si maanaam jant bi nekk li nga xamante ne moom mooy représenté côté bi nga xamante ne moom mooy côté bu baatin bu mag bi nga xamante ne ci la borom bi subhaanahu wa ta'ala ndax moo tax système solaire bi nga gis ne suuf si ci boppam ci jant bi lay référé woo moo tax muy wër ci jant bi weer wi moom mooy référé woo ci suuf si moo tax weer wi mooy tourner autour suuf si et que jant bi moom mooy tourner mais suuf si mooy tourner autour jant bi ñoom ñett nag suñu aligné woo parce que en fait mbir mi dafa bëri ay mbir yoo xamante ne dafa en fait dafa bëri ay mbir yoo xam ne pour expliquer ko mën na jël temps bu bëri mais dañ ciy waslu xàq rek waaw waslu ci xàq rek li nga xamante ne
moom mooy suuf si bu aligné woo ak jant bi ak weer wi yooyu ñoom ñooy indi éclipse yi moo xam éclipse bu jant bi la wala éclipse su weer wi mais ak bu ci mënti am mooy ne leer gi maanaam benn ker dal na ci beneen mbir muy bu ci kaw jant bi la dal wala ci kaw weer wi la dal bu boobaa éclipse total am bu fekkente ne dafa matale su matalewul mu am éclipse partielle ñu koy wax al xusuuf bu dee éclipse total bi ñu koy wax al kusuuf et que yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ci jëmmi boppam moo tax liñ doon wax naan le fait que ci jamono jooju ci la ko borom bi xamalee lépp parce que alxamaru mooy weer wi moom mooy boo xool alxamaru maanaam mooy moo tax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu koy wax al badrul munir maanaam mooy weer wu mat wi bii leeralaate wala badru tamam yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax taaha turam boobu di junju maanaam di leeral maanaam le fait que yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk moom ci jëmmi boppam weer wu mat wi loolu dafa bokk ci tur taaha li muy tegtale et que yaasin ci turu yenent bi la bokk tamit sallallahu alayhi wa sallam te yaasin mooy xolu alquran yaasin tam mooy xolu alquran yaasin boo ko bastu bi mooy 371 alqamaru tamit loolu lay tolloo mooy 371 yooyu maanaam nga gis ne kon te yaasin mooy xolu alquran te muy jëmmi yenent bi ci boppam sallallahu alayhi wa sallam te moom mooy turu yàlla boobu di salaamu te boo xoolee xolu yaasin tam mooy salaamun qawlan min rabbir rahim moom salaamun boobu nga xam ne moom mooy ki nga xam ne moo tax lépp di mucc maanaam ñu gis kon lu tax bu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam non seulement di julli ci jamono jooju mais que réalité yi ñaari réalité yi nga xamante ne moom mooy ahmadiya ak muhammadiya dañuy daje ci weer wi ak jant bi dañuy daje ci weer wi ak jant bi maanaam ci seen symbole yi loolu tax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk weer wu mat wi nekk tamit yaasin maanaam muy nga xamante ne moom mooy bokk na ci firim mooy yaa insaan maanaam dafa bokk ci firi yi yow doomu aadama bu mat maanaam al insaanul kaamil l'homme parfait yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu moom mi nga xam ne mooy représenté weer wi ndax wax nañ la ne alquran moo ko tuddee noonu jant bi ba pare nekk jant bi nekk weer wi siraajan muniiran nekk en même temps jant bi en même temps mu nekk weer wi mu représenté kon ñaari réalité yi nga xamante ne mooy ahmadiya ak muhammadiya rapport bi ñu am nag lu tax kon ñuy daw di dem ci julli xam nañ ko léegi parce que yenent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu lay def te ñaari xaqiqa yooyu boo gisee ni jant bi moom ci ñeenteelu asamaan si la ne en fait weer wi première asamaan la ne première asamaan maam aadama moo fa nekk c'est-à-dire que origine doomu aadama yi muy weer wi fi mu ne ci am na ay groupe malaaka yu fa nekkandoo ak moom mooy saabixaati sabaxan ñi nga xam ne dañuy féey ci géeju leeru yàlla yi ci géeju plutôt turu yàlla yi moom mooy muy delluwaat ci àllama aadamal asmaa kullaha yàlla xamal na maam aadama mboolem tur yi nga gis importance weer wi kon ak fi mu nekke ak maam aadama alayhi salaam le fait que borom subhanahu wa ta'ala xamal ko mboolem tur yi jant bi nekkee ci ñeenteelu asamaan si kon nekk ci xolu système mu maanaam ci digg asamaan yeeg suuf si maanaam asamaan si tegtaloowul comme tegaloo maanaam dafa tegaloo certes nekk set mais melul comme ñu bari nuñ koy xalaate maanaam ne da nga maanaam déedéet am na nu maanaam vision bi ci nit ñi am asamaan si melut noonu ñeenteelu asamaan si foofu la moom mooy xoolu asamaan yi maanaam asamaan yi ñoom seen bopp dañoo def nii comme suuf si tamit dafa forme boobu la dafa mel ni bal asamaan tam noonu lañ def sauf que bi ci digg bi te ci la système bi yépp di tourner moom mooy jant bi te foofu yent yàlla Idrissa moo fa ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nag ñoom ñëpp benn bu ci nekk visité na leen asamaan yooyu foofu ñi fa nekk ci ay malaaka groupe boobu ak saafaat lañ mooy ñooñu di def sàppe di jaamu borom subhaanahu wa taala nga gis ne sourate Yaasin
Safaat moo ci tegu et que ñoom seen alignement bi bu dee asamaan su njëkk si mi ngi xewee ci jouru altine jouru lundi bu dee ñeenteelu asamaan si seen alignement boobu mooy malaaka yi yooyu Seydina Idris alayhi salaam bi nga xam ne moo tax moom asamaan bi mu ne en fait comme que mooy xolu yeneen asamaan yi moom mooy réguler lépp moo ko téye mooy ñeenteel bi parce que juróom-ñaar la moo tax ngay xam secret wu borom bi subhaanahu wa taala bu muy wax naan wa rafa'naahu makaanan aliyyan bi muy tudd ñoom ñépp kenn ku ci nekk mu tudd la mais moom la wax ne dañ koy yëkkati ci place bu kawee kawe justement parce que maqaamam moom yent yàlla Idris alayhi salaam moom la xawsu bi di am maanaam moo tax juróom-ñaari yenent yooyu ñi leen représenté maanaam dañu am ay ñu leen représenté ci kaw suuf ñoo xamante ne moom du seen maqaama lañ yor maanaam ñoom amuñu seen maqaama yi bopp mais dañoo taxaw ci tànki ci ndëggu tànk ab yenent maanaam naan kullu waliin ala qadami nabiyyin bépp wali boo gis rek ci ndëggu tànk ab yenent la taxaw maanaam du maqaama yi boppam moo tax ñu leen di wax abdal ñi nga xamante ne ñooy juróom-ñaar ñooñu soo leen mooy substitut yi parce que dañu substitué wu ci benn yenent ci yenent yooyu moo tax juróom-ñaari xutbu yi ñu leen di wax abdal et que ñoom ñi système bi maanaam ñoom ni ñuy demee moo tax ñuy mën a gis di xam nan la climat yi di amee ak naka la ngelaw yi di uppee ak naka la planète yi di dawee ñoom ñooy jàkkaarloo réalité bu xaqaat yooyu ñu xam ko à part xanaa nga nekk ku leen maanaam ku supplanter lépp di gis loolu yow tamit ak ñoom ni ñuy demee ñooñu nag saxa kii yooyu kon maanaam ñoom nag seen alignement boobu jour dimanche lay amee da ngay gis secret wu le fait que yeneen bi sallallahu alayhi wasallam gane àdduna jour dimanche bi maanaam guddi dimanche bi jëm lundi bi ba pare mu gane àdduna juste moment bi fajar gi di xar maanaam ci baatin bi maanaam ki nga xam ne mooy yilif àdduna bi nga xam ne mu nekk équilibriste bu mag boobu ah jour dimanche bi muy Seydina Idris alayhi salaam maanaam représenté jant bi wala boog nekk ci asamaan bi jant bi ne et en même temps lan rek lundi ñëw bi lundi gi di xare mooy maam Adama alayhi salaam bi nga xam ne moom mooy représentation Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dëgg léegi kon est-ce que gisaat nañ beneen rapport bi tax jour boobu war a tombe jour bi ñuy jour boobu war a tombe ak jour bi nga xamante ne moom la ñuy maanaam moom la Yonent bi sallallahu alayhi wasallam Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci la doon ci lañ ko feeñalalee mu gis asama maanaam mu gis àjjanaak safaraak maanaam gis lépp parce que moom ci boppam Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo leen représenté ñoom ñaar te comme que alignement bi ñoom ñëpp di aligné wu maanaam jant bi ak weer bi ak suuf si alignement bi ñuy am moo indi lan moo indi éclipse ñoom ñi ñëpp bu ñu aligné wu éclipse bi ci lay amee c'est-à-dire que fusion bu mat bi ñoom ñëpp ci lay amee leeru jant bi ak leeru weer bi ak suuf si ñoom ñëpp ñu maanaam ñu manifester ndoo fenn moo tax ker gi moo indi lëndamaayu jant bi wala lëndamaayu weer bi dangay gis kon ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak mboolem étape yi yëpp dajaloo fusion boobu nga gis ni foofu kon borom subhaanahu wa ta'aala ni mu ko fay feeñoo muy côté jamaal bi c'est-à-dire weer wi ak côté jalaal bi c'est-à-dire jant bi parce que jamaal weer wi dafa taaru jant bi taaru na mais dafa ànd ak tàngoor ak it ne nit ki mënu ko xool ba gis ko réellement moo tax ñoom ak suuf si nga xamante ne moom mooy xolu lépp nga gis kon ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon foofu mu gisi fa ay xaqaayiq yoo xam maanaam dafa ëmb lépp ba ci àjjana ak safara ñu wan ko lépp nee na lépp la lépp amul leneen nee na amul lenn luñ ko nëbb à partir de moment boobu
gis tamit foofu beneen mbir mooy à partir de moment boobu dañuy gis ne borom bi subhaanahu wa taala maanaam daf ci xirtal ci jaamu yàlla yi gën a mag goreel jaam julli saraxe jégg tudd yàlla zikkar ñaan istixfaar ak yu mel noonu dajaloo di julli mais laaj bi moom mooy lu tax ñu julli ñeenti rakkaay maanaam forme julli bi ban rapport la am parce que wax nañ ne bàmmeel bi ak yi nga xam ne mooy ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam comme ni maanaam ni bàmmeel di mel ak yooyu gisoon nañ ko le fait que yenent bi sallallahu alayhi wasallam di ci feeñ saa su ne mooy wane ne maanaam àdduna bi yëpp yenent bi moo fi ne sallallahu alayhi wasallam comme ni jant beeg weer wi di nekkee ci àdduna bi yëpp tiim ko yenent bi sallallahu alayhi wasallam moo nekk tamit ci àdduna bi yëpp moo tax ci bàmmeelu ku ne dina ko gis yenent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi ci suñu jotaay yëpp xaqiiqa mais sauf que ñun duñ ko gis duñ ko bàyyi xel waaye moom mooy ki nga xamante ne moom moo reflété ci lépp maanaam réalité am sauf que ñun duñ ko gisee noonu yenent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu demee ci suuf ci maanaam mu wàcc maanaam ñu koy gis ci ab bàmmeel saa su ne muy laajte ñuy mën a laaj kii mooy kan maanaam da ngay gis ni bi wax daf ne fa aman maanaam moom jaa ana bil bayyinaati wal hudaa daf ñoo dikkee ci lii leeralaate ak njub gi te loolu moom la alquran melale mboolem yeneen biddiw yi gis nga fi mu ne wala qad raa min ayaati rabbihil kubra saar bi mu ne mooy saar numéro 52 wala 53 plutôt mooy comme Ahmad biddiw gi ba pare ñu ngi tàmbalee wan najmi idaa hawa muy 136 muy wala 137 plutôt mooy aynuha comme fii mihrab bi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam jullee woon laataa dara di xew ñu wan ko aaya yi te aaya yi fii boo seetloo daf naan rek jant bi ak weer ay aaya lañ ci aaya yàlla yi maanaam nga gis ni kon rapport bi muy gis ni bu ko yàlla wàññee aaya yooyu daf koy delloowaat ci réalité am yooyu nga xam ne mooy ahmadiya ak muhammadiya mu daal di ñëw surtout ahmadiya mu ñëw julliwaat mais surtout ñaar yi léegi rapport bi julli yi am en fait ñeent yi daf fekk ne bu ñu xoolee ahmad gisoon nañ ko ci bi ñuy def julli bu normal la maanaam nga gis ni kon benn rukoo ngay am mais alif bi la mais boo xoolee ahmad ak muhammad ñaari benn mbir rek leen différencier alif bi ak mim bi maanaam yi nekk ci kanam julli gii nag comme que ñaari réalité yëpp dañ cee feeñee ci bu ñuy julli ci weer wi ak ci jant bi maanaam nga gis dafay def kon bu rukoowee jóg représenté maanaam mu nekkoon ahmad bi ñëw na mu ñëwaat dellu si waat ngir mim bi gis nga mim ni mu demee mim moo tax comme alif bu soppeeku la maanaam nga gis mu daal di jugaat taxawaat pour représenter mim boobu daal di yeggale julli gi maanaam nga gis kon rapport bi nga xamante ne moom la loolu am et que julli gi day gudd justement pour mën a am temps wu xew-xew bi yépp jàll te julli mooy place bi nga xamante ne ci la borom bi subhaanahu wa taala de feeñoo jaamam ci anam bu mu ko dul feeñoo ci leneen moo la yenn saa sam guddal julli googu musul julli bu gën a gudd googu julli nga gis ne kon jant bi ak weer wi bu fekkente ne dañu nekk ci système bi nga xamante ne ak rapport yi ñu am yépp ba pare di wane mat maanaam nga gis ne ñoom ñaar la borom subhaanahu wa taala def ci kaw suuf maanaam def ko ñun ñu koy gis borom subhaanahu wa taala naan leen yàlla bokk na ci kéemtaan mooy al-laylu wan-nahaar daal di mooy al-laylu guddi gi te sóoratul layl mooy 92 muy Muhammad muy delluwaat ci yent bi sallallahu alayhi wa sallam wan-nahaar bëccëg gi
an-nahaar mook an-nuuru ñoo tolloo muy leer bi voilà voilà maanaam muy 256 muy nahaar maanaam yooyu yëpp di tegtale te xam nga te pourtant baatu al-layli ci boppam li muy tegtale ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy xaqatul ahmadiyya maanaam moo lay wan ne xaqatul ahmadiyya ak muhammadiyya benn la comme ni ñu ko waxee woon ci jamono jooju kon yii yëpp day tegtale maanaam mbir yii nii ànd ak li muy ba pare boo xoolee ash-shams ak al-qamaru lenn moo leen différencier mooy chiin gi chiin gi nag ci lettre yëpp moo ci gën a mat mooy 1000 moo maanaam moo ci gën a mooy mujj bi maanaam bu ñu wax abajada hawaza xataya maanaam ci chiin la ñuy jeexee ci chiin la ñuy jeexale mooy 1000 shams ash-shamsu mooy 1371 al-qamar mooy 371 maanaam seen différence bi lan la mooy 1000 bi chiin bi dafa am ñetti bëñ am ñetti tomb muy juróom benn fan yi yàlla bindee asamaan ak suuf si ba pare mu nekk junni maanaam mu nekk lu mat ci ngay gisee le fait que malaaka yi tut tadbiir yi nga xam ne ñoom ñooy yéeg ba pare ordre divin yëpp ñoom ñoo koy tasaare ñoom alfa sanatin la ñuy dem fii yawmin kaana miqdaaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun malaaka yi ñoom junni wala inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun benn bés ci sa borom dafay tolloog junni at ci yéen li ngeen di lim comme Chine boobu te 371 waxoon nañ la ko moom mooy Yaasiin tamit ak salaam bi te est-ce que xam ngeen ne jant bi dañ koy wax siin tamit muy 360 comme 360 jours yi 360 jours weer wi ndax siin la ak yaa ak noonu voilà maanaam looloo tax ma ni te loolu mooy 36 fois 10 36 mooy numéro suurat bi en fait yii nii yëpp am na ci yoo xamante ne dañ koo tënk lool ngir ne buñ ci naroon a waxtaan bu ñu ko naroon a waxtaanee day yàgg en fait mais en tout cas dina la jox aperçu que ni amul dara lu anodin ci diggante mbir mi et que lépp borom subhaanahu wa taala daf cee làq ay mbir yu rëy moo tax buñ nee nañ dem julli ji ci jamono jooju julli googu lu rëy la du lu tuuti lu màgg la du lu ndaw. maanaam bu ñu ko jàppee rek ne ñi ngi julli déedéet am na lu rëy lu ci nekk te julli màgg gi nga xam loolu day wanewaat ba tey màgg julli màgg loolu la tax day dëgëral nag li nga xamante ne moom la imam Abu Hanifa di wax rahimahullah maanaam xanafiyee ne mboolem xew-xew yi def na ko julli bi maanaam mboolem xew-xew yi muy aayaat yi ñuy wax aaya yépp def na ko julli ngir lan ngir gis borom subhanahu wa ta'ala feeñu gi muy feeñu à travers aaya yooyu waaye tamit ñeneen ñi ci desit seen masab day dëgëraale ba tey ci lool ngir ne jant beeg weer wi seen aaya ni mel bokkut ak leneen lu dul ñoom mais lenn lu ci nekk daal moo tax borom subhanahu wa ta'ala ci buntu boobu day dafa maam dafa am ay mbir yu yéeme yu muy feeñal ci loolu moo tax da ngay gis lenn lu ci nekk ci mbir yi ñu doon tudd ci biir xadiis yi da ngay gis dafa am rapport bu direct ak le fait que jant bi ñu jàpp ko wala weer wi ainsi de suite da ngay gis rapport bu direct bi ñu amee ci côté baatin ci le fait que jëm Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di moo tax muy feeñ ci ak ñuy gis àjjana ak safara muy jalaal bi ak jamaal bi ndax àjjana moom mooy place bi nga xam ne ci la borom subhanahu wa ta'ala di feeñalee jamaalam ba mat wala boog ci anam gi mu gën a feeñee safara mooy place bi borom subhanahu wa ta'ala di feeñalee jalaalam ci anam gi mu gën a feeñee yooyu yëpp day def ñuy delloowaat ci jant beeg weer te éclipse mënta am bu fekkente ne alignement entre jant beeg weer weeg suuf si dajewul loolu éclipse du mën a am
mu am nag beneen astre boo xam ne benn comète la boo xamante ne dafa jóge ci système solaire bi traverser univers bi yëpp dellu si waat mais ci système solaire bi la nekk ñooy Jawzahar voilà moom la ñu wax yaa Jawzahiru wuslatun lil kainaati ma al majarraati la dal wa fil jarbaay wa fil garbaay voilà mooy Jawzahar boobu nga xamante ne moom moo relier connecté galaxie yëpp ak suuf si te loolu noonu le fait que mu exister noonu lien boobu maanaam daf ñuy delloo ci li ñu doon wax naan tayyu bi le fait que yent bi saa sam nekk fii suuf si maanaam asam àjjana nekk nii safara nekk nii yëpp maanaam ñu tënkal ko mu mel ni ci benn instant boobu la nekk ba pare non seulement ci benn même instant bi la nekk mais mu am yoon yu gàtt yu ko borom subhanahu wa ta'ala ubbil ak fële li muy sori ci ñun yëpp àjjana safara li muy sori ci ñun yëpp ak yooyu yëpp borom subhanahu wa ta'ala jegeñal ko parce que justement le fait que moom yenent bi sallallahu alayhi wasallam muy jëmmi ki xaqaay yëpp daje ci moom da nga gis ni lépp daf koo jege en même temps parce que génn ko moom sallallahu alayhi wasallam te loolu day tax ñu koy gis ci bàmmeel yi par exemple te loolu tamit day tegtale le fait que maanaam kon moom li muy tekki mooy moom bi mu doon dund sax sallallahu alayhi wasallam ci zahir ni nit ñi daan de génn àdduna dañ ko daan gis ci seen bàmmeel yi en même temps mi ngi nii en même temps mooy nekk ci bàmmeel yi en même temps mi ngi ci asamaan yi ainsi de suite en même temps mooy xaqiiqa lépp mooy xaqiiqatu kulli shay'in mooy xaqiiqatul xaqaa'iq réalité lépp mooy réalité mboolem réalité yi sallallahu alayhi wa sallam te yenent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nga le fait que Jawzahar boobu existe maanaam dafa relier lépp de telle sorte que benn galaxie boo bëggee dem ci beneen galaxie wala yooyu maanaam distance bu mag boobu amul borom subhanahu wa ta'ala dafa def ay distance yu ndaw yoo xamante ne xattaa ñun fii ak weer ñun tey fii ak beneen dëkk bu mu mën a doon ci àdduna bi am na voies yi nga xam ne mooy yu normal yi borom subhanahu wa ta'ala ubbi nii mais borom subhanahu wa ta'ala am na beneen buntu bu sew maanaam buntu yu ndaw yooyu xamante ne yoon la yoo xamante ne day tax ba par exemple tey fi mu toll su ma tegee sama benn tànk fi bu ma bëggoon a dem Makka yoon boobu bu la ko yàlla ubbilee maanaam beneen tànk bi rek ngay teg nga nekk Makka fenn foo bëgg a dem ci goxi asamaan yeeg suuf si tamit benn tànk rek ngay teg du ko xamat parce que borom subhanahu wa ta'ala dafa gàtt maanaam loolu yëpp dafa nekk lu maanaam yoon yu gàtt la yu jege la te yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ñuy jàngal ne loolu am na ci jour boobu maanaam ne def nii te alxuraan sax tudd na ko mooy waa saba li mu wax ne na wa laqad ja'alna fi saba'in li maskanihim aaya yooyu bi mu wax ci waa saba nga xamante ne li leen borom subhanahu wa ta'ala defaloon jege ñalal leen yooni ñoom dañ ne allahumma ba'id bayna asfarina wa zalamu anfusahum ñoom ne yàlla nag yaa guddal maanaam liñ gis ne yàlla da leen a yoon gàttal loolu affaire yi mais ñoom ñu ne non yàlla nag guddalal suñuy yoon moo tax yàlla sori laat yoon yi ci pour ñoom maanaam yooyu day am voilà jinne yi malaaka yi loolu la leen yàlla defal mais ci ay mesures yu différentes kenn ku ci nekk ak fi la yàlla yamale ci mbir moomu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nag amu ci distance moo tax bu tàllalee loxo bi mën a jàpp ñam ba ne àjjana wala yu mel noonu maanaam kon dañuy gis ne julli gi li tax ñu instauré ko mu nekk sharia du neen maanaam du ay mbóosóor du ay caaxaan du déedéet dafa may xakaar yu mag yu nekk ci ginnaaw waaye nag ànd ak loolu yépp nag liñ ci riiri moo ëpp liñ ci xam waaye lii lenn la lu ñu suñu boroom subhaanahu wa ta'aala ubbil ci mbir mi
léeg-léeg mën na nekk loo xam te ne la ñeent maanaam nit mën na koo dégg jàpp ne ay spéculation la maanaam nit ku comprendre maanaam mën na koo jàppee spéculation ak ay numérologie ay nombre bi ak nombre bi rek maanaam pour ñoom pour moom mën naa bañ a am rapport mais mais ku bàyyi xel mën naa jàpp ne lii kat nuru na ne am na lu làqu ci ginnaaw ndax borom bi subhaanahu wa taala aaya yi mu wàcce bokk na ci buy wax na alif lam ra daal tilka aayatul kitaab wala alif lam mim wala xaamim lu tax xaamim yi nekk 7 par mu nekk kitaabun fussilat wala tanzilun min allah aziz tanzilun min arrahmanir rahim maanaam xaamim tanzilun min arrahmanir rahim wala yu mel noonu ak yeneen wala tilka ayatul kitab taasiin tilka ayatul qur'ani wa kitabin mubin ak yeneen yooyu yëpp war na ay aaya lay wax baatu aayaat yi lay wax yooyu yëpp maanaam war na tax ñu comprendre que ni affaire yi anodeewul taaha ma anzalna alayka alqur'ana li tashqa illa tadhkiratan liman yaxsha gis nga loolu muy fàttali liman yaxsha ngir ki am xasya googu te gis nañ ko sànq Seydina Abu Musa radiyallahu anhu ko wax Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa àndoon ak xasya googu xëcc ridaawam maanaam yërim bi muy buubu mu daw ak moom ci jumaa ji bi weer bi ñu jàppee jant bi te jant bi te waxoon nañ maanaam mooy alignement bi jant bi ak weer wi ak suuf si di am mooy indi éclipse ci benn ci ñaari éclipse yooyu maanaam nga gis rapport bi taaha am ak loolu maanaam ak yeneen mais ku bàyyiwul ku ko maanaam moo tax bi ñu tàmbal ne am na ñu ko mën a ñoo xam ne dana leer ci ñoom ak ñoo xam ne du leer ci ñoom waaye ku mu leerul ci yow garawul ngay maanaam ñu delluwaat rek ci xaddasana bu ñu fa tollee ak baabu nangam xaalal imam al Buxaari alayhi rahmatu wa ridwaanul baari ñuy wax loolu li nga mën a comprendre ci loolu ak li ci mën téye nga jàpp ko ci nga yam ci loolu bu la borom subhaanahu wa ta'aala lii mën na nekk tamit beneen buntu borom subhaanahu wa ta'aala walla ci yeneeni mbir lii tamit tënk la bu ñu tënk lii ñuy wax nii maanaam xaqaat yëpp dañ koo tënkee nii jàpp na donte maanaam ngir ne maanaam yii mooy mbir yi nga xam ne boo ci nekkee di mën nga fii ba suba gannaawaat suba mën nga ci continuer di kii te du jeex parce que côté domaine bii moom moo gën a yaatu en fait moo gën a yaatu que domaine bi nga xamante ne moom mooy domaine fiqh bi ak yu mel noonu kon alhamdulilah borom subhaanahu wa ta'aala def nañu jeexal nañ kitaabul kusuuf léegi ñu war a dugg ci abwaabu sujudul qur'aani wala sujudu tilaawa yi nga xamante ne day wax ci sujjóot gi ñuy sujjóotal bu ñuy jàng alquran te loolu tamit dañuy gis rapport bi nga xamante ne moom la ak aayay borom bi subhaanahu wa taala ni yëpp ay aaya la muy aaya yi nga xamante ne dafa aju ci ni borom bi bindee mbir mi en réalité aayay alquran yi ay lan lañ ay maanaam ci zahir moom mooy li tëral sharia mais ci baatin moom mooy day déterminer xaqaay yëpp tamit te bokk na ci mooy xaqiqa yi nekk ci jant bi ak weer wi ainsi de suite comme ni mu ko waxee ci wa min aayaatihi laylu wan nahaar wa shamsu wal qamar bokk na ci aaya yi mooy jant beeg weer wi ak lan maanaam guddi gi ak bëccëg gi ak jant beeg weer wi ba pare daal ne laa tasjudu li shamsi wala lil qamar bu leen sujjóotal jant bi de bu niki no du caageen weer wi wala laa tasjudu li shamsi wala lil qamar walakin usjudu lillahi alladi xalaqahunna in kuntum iyyaahu ta'buduun waaye nag na ngeen sujjóotal yàlla buur yàlla bi nga xam ne moo leen bind ñoom ñaar bu fekkente ne moom dong ngeen di jaamu maanaam kon nga gis ne sujjóot yooyu bu ñuy jàng alquran maanaam rapport te am na ak maanaam lien wu ak bu jant beeg weer wi maanaam lu leen lu lëkkale la ak loolu ak lan sujjóotu tilaawa wallahu taala alam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin